bu kàddoo yi cant yooyu weesoo ñu leen di biral ne seeni doom a ngi di leen biral ne seeni rakk ngi nii di leen biral ne seeni jarbaata ngi nii ñu am pas-pas ñu am yéene ñu am lu ñu bëgg ñu moti responsable te bëggal ko askanu Refane di leen wax ne duñu ci daw di leen wax ne duñu ci daay di leen wax ne duñu ci dalu gannaaw loolu moom pas-pas boobu am nañ ko yéene jooju am nañ ko ku ne xam na ne nag bu ñu nee Refane ne waa Refane kon loolu dañ koy daggaan ñi nga xamante ni ñooy waa Refane Refane nag c'est vrai problème yi bëri na trop daanaka ndaje bi loolu sababu ko waaye xam ngeen ko xam nañ ko xam ngeen ko xam nañ ko kon loolu mën nañ ci dellu siwaat lu yaatoo yaatu waaye daal li ñu leen mën a wax te muy lu dëgg ci ñun mooy seeni doom lañu ñu am nammeel Seydina Alioune ñu fas yéene ko fasal saa su nekk nga xam ne li ñuy dagaan buñ ci jotee du ngeen ne acam loolu lañ ci bëggoon sànni rek comme kàddu di leen jaajëfal bu baax a baax Alioune damay bañ kàddu yu gudd moo tax ma résumé ko foofu jërë ngeen jëf. ñoo ngi nuyu ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam ñu góor ñi ak jigéen ñi di ñaanal sunu yaay yi nga xamante ni ñooñu fekk te di leen masawu coono yi di itam jéglu itam ci guddee gi xaar bu yàgg bi ñu ngi koy jéglu ñëpp malgré li ñu fi dajale ñun ñëpp rek mooy jafe-jafe yi nga xamante ne nii moom la ñuy dund at yi passé yëpp te yàlla dogal góor ñi yëg ko jigéen ñi yëg ko ñu amoon yéene fii nga xamante ni fi la ñu jëm ñu toll ci wàllu tànnaat koo xamante ni mooy jiite commune bi léegi nag moo waraloon tey ñu daje fii tey di woo ñi nga xamante ni mooy sunu yaay yi ak suñu papa yi ci yéene bi nga xamante ni moom la ñu ànd ci bëgg a defar ñu woo leen ci pour ñu ànd ci loolu pour ñu ànd defar li nga xamante ne nii moo yàqu ci dëkk bi te itam mënuñu koo def sans yéen moo tax rek ñu woo leen fi tey pour leeral leen loolu bu ko defee kenn ku ci nekk boo dem nga xam ne lii daal mooy suñu yéene moo waraloon tey ñu woo fi ñi nga xamante ni ñooy presse bi ak sunu yaay yi ak suñu soxna yi pour leeral leen loolu nga xamante ni mooy suñu yéene. kon suñu grand bi nga xamante ni moo toog ci suñu wet itam wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant di ko gërëm ci teewaayam bi nga xamante ne nii teew na ko fi tey ci oyofam ak li nga xamante ni mooy xoolul parti xoolul dara dafa ñëw tey toog ci suñu wet mooy Maysa Sarr te mu nekk Karimis si ñu ngi lay jaajëfal ci teew bi nga xamante ni teew nga ko fii. di la wax rek ne ñu ngi lay talal loxo te itam di la xamal ne commune bi ñun ñëpp ñoo ko bokk te itam ñun rek ñoo ko mën a defar ndax kenn du jóge fenn ñëw di ñu defaral suñu commune. li nga xamante ni comme ni ko Jib Ndaw waxee léegi rek li fi yàqu ñun ñëpp xam nañu ko jarul ñu koy dugg point par point waaye kenn ku ci nekk fi muy méttee xam nga ko te li koy dindi nag mooy bu ñu tolloo ci fal kenn ku ci nekk nga xool programme bi nga xamante ne nii moom la ñu lay indil bu la doyee rek nga jàpp ca kooka am yaakaar ci ne bu ñëwee ci bopp commune bi dina la sansel yi nga xamante ne nii moo la fi naqari woon. léegi nag moom la ñu fi dajale tey suñu candidat bi nga xamante ni moom mooy suñu coordinateur réew mi commune Refane muy Asfale Yad tey mu am kàddu yoo xamante ni da ko war a baaxee askan bi moo waral tey ñu daje fi ñun ñëpp di leen wax ne ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci teewaay bi di jaajëfal ñëpp itam di jéglu ci kàddu yi jaa ngeen jëf. fan bi nga xam ne am nañu jafe-jafe etc am nañu wàllum courant bi am nañu wàllum ndox mi nga xam ne doyul loolu yëpp as dina ci indi ay solution te xam nañu li tax ñu jël as teg ko ci kanam kon yéen ñëpp dañuy dalal seen xel xam ne fépp fu ñu leen di yóbbu rek lu am solo la ak koo xamante ne nii am nañu yaakaar ci moom ci mën a gérer commune de Refane bii ndax ñun ku ñu xam ñu ci duñu dox ci loo xamante ne nii dara du ci dëgg képp ku ñuy àndal dañuy ànd ak yow ci dëgg ak ngor fulla ak fayda kon ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp. ñu ngi leen di ziar bu baax wax dëgg yàlla di leen nuyuwaat yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant wax dëgg yàlla di joxaat ku ci nekk rek wàccuwaay war sa suñu diggante ak yow
muy suñu yaay yi suñu soxna yi ak suñu mag yi ak suñu rak yi ñu fi fekk kenn ku si nekk rek wàccu waaye war suñu digganteeg yow ñu ngi la koy jox bu baax di leen jaajëfalaat bu baax tamit ci seen déplacement waaw di ko rafetlu bu baax di ñaan yàlla suñu borom dimbali ñu ba wax dëgg yàlla li tax ngeen bàyyi seen yite yëpp déplacé wu ñëw fii yàlla kattanal ñu ba ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak suñu jàmbaar ju baax ji ñuy jaar ci turam directement di suñu coordinateur Asiat nga xam ne moo ñu fi tax a teew yéene ji nga xam ne wax dëgg yàlla yëg ngeen ko ci moom ba gis ko ci moom ba daw ñëw fekk si ko yàlla na ko yàlla kattanal ba yen boobu mu yenu oyof toy ci boppam te ñu ànd kook moom de wax dëgg yàlla dañuy profité rek au passage wax dëgg yàlla di nuyu waa Réfane yépp di ci jiital suñu dëkk waa Mbafay ga nga xam ne wax dëgg yàlla fa la ñu jóge saa su nekk dañ ne fépp fu ñu teew ñoom lañ fa teewal donte ànduñook ñoom ñëpp mais ànd nañook ñenn ci ñoom ndax dañ naan bërëb moom boo fay dem àndook chef de village àndook imam ba boo nee waa dëkk ba laa fa nekkal rek xëy na mën ngaa def njuumte mais boo àndeek ñenn ci waa dëkk bi mën nga ne waa dëkk bi laa fi ñëwal waaw te ñun lenn rek moo ñuy tax a jóg saa su nekk fu ñu jóg di dem fu nekk rek dëgg ak njub moo ñuy yëkkati te tamit moom lañ fay gis ba jóg di ko fa fekki kon nag lañ fay uuti njariñ kese lay doon te ñu yéene leen ko ñoom ñu jiital leen ci muy suñu waa dëkk bee ñu jóge di Mbafay yéene ko waa Réfane gi nga xam ne fi la ñuy cosaanoo yéene ko waa Sénégal yépp kon nag nit bu ay itam dee loolu yaakaar naa bu ci taalalee loxo ñépp ku ko ci fekk si wàcc nga ku ko ci fekk si wu tamit moom wàcc na kon dañ naan talal nañu suñu loxo suñu waa dëkk di waa Mbafay talal suñu loxo waa Réfane gi nga xam ne fi la ñu dëkk fi la ñu cosaanoo bala ñu naan waa Sénégal waaw ci lii nga xamante nii wax dëgg yàlla moom la ñuy jubat xëy na instant bii nii boo wootee dañ naan élection yi jub si moo tax nga woote mais ku ñu xam ku nekk xam nga ne ñun ñi fi toog ñëpp ci Réfane la ñu yàgg di yëngatu ci la ñuy dox guddi ci la ñuy dox suba ci la ñuy dox ngoon muy taw mbaamu naaj ci la ñuy yëngatu kon nag dañ naan sëpp nañ ko ca kaw tiim ko xool li fi nekk ay rëq-rëqam ak li nekk ay jafe-jafeem tey ñun ñu taxaw ne saafara soosu lañ bëgg a indi mais bu ñu koy indi dañ koy indi nag ci dëgg ak njub ndax fii mën nañ ne ñun ñëpp benn lañ dañoo bokk ci deret doon ay mbokki dëkkandoo xam nga yàlla boole ñu tamit ñu doon ay mbokki julit kon lu ñuy wax lu nekk rek daa war a doon lu leer lu concret nga xamante ni lépp lu ñu diggee ak yéen ëllëg ak si biir dañ koy fas yéenee teg ci seeni loxo lépp lu ñu diggee ak yéen rek dañ ko fas yéenee teg ci seeni loxo ndax suñuy mbokki deret lañ ko séqat bëggu ñoo diggee ak yéen lenn loo xamante ni ëllëg ak si biir dañuy jàkkaarloo ak yéen di sëgg kon ñu leen di xamal ne ay ndaw lañu dara jaraluñu ñuy sacrifier suñu dund jaraluñu tamit ñuy sacrifier suñu bopp kon bu ñu engagé woo rek ne Réfane moo ñu tax a jóg am na lu ñu gis ci Réfane mu doon ay jafe-jafe doon ay rëq-rëq ñu fas yéene koo saafara soosu nag yaakaar naa boo koy def doo def lu dul politique moo ñu dugal ci politique politique nag tey dañ naan ku baax ku nekk tey boo ko nee politique mu ne la duma politique ndax politique baaxut mais dama naan saa su nekk politique baaxut bonut yow mi ci nekk yow yaay baax wala nga bon am noo ci taxawee te kenn ku si nekk dama naan jikko ji nga yor rek ngay doxe ci loo mën di dem waaw kon ñun ñii kenn ku si nekk yaakaar naa fa nga dëkk ña la xam dëgg xamuñu la ci lenn lu dul dëgg ak njub kon boo ñëwee talal sa loxo waa Réfane yaakaar naa ci dëgg ak njub rek nga nar a dox ak ñoom te ñun loolu la ñuy ñaan looloo tax ñu gis jëm yi nga xamante nii xëy na xeebu na lool ci seen kanam muy Asiat mais xëy na li ñu naan dafa sedd guy ca kaw tàng jër ca biir moo nekk ci moom am na ambition lool ci Réfane te li ko koy may tey mooy mu yor ci loxo mairie Réfane ngir mën a doxal Réfane yóbbu ko fa mu jëm loolu nag li ko koy may mooy ndaw yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ñu am yéene boobu mu am te yaakaar naa ñun ñii fi toog ñëpp yéene boobu moo ñu tax a jóg tey bu ñu mënoon a jël Réfane taaw ko ci suñuy loxo dañ koy jël taaw ko ci suñuy loxo moo tax ñun dañu fas yéene toogal leen ci naaj wi yéen ngeen nekk ci ker gi moo tax ñun nii fi toog nii benn jëm lañu benn jëm kese lañu
waaw doon ay bànqaas nag ci genn garab gi nga xamante ne nii dañuy ñaan yàlla mu law ba tiim ñëpp ba kenn ku si nekk tey dëkk Réfane mën cee seetlu bu baax yéene jooju la ñu am moo tax tey ñu engagé wu duñu ne nag li ñu fi fekk dafa baax wala dafa bon ndax yéen ñëpp gisal ngeen seen bopp ñun ñëpp fii lañ dëkk xam nañ li fi xew boobu ba léegi xam nañ li fi xew te ay maam ba ciy mamaat tey nag Réfane dafa toll foo xamante ne nii politique bi nga xam ne moo am Sénégal ñun ñu dindi ko fi ba mu set wicc fas yéenee doxal politique boo xamante nii ci dëgg ak njub lay doon bu leer nañ nag ndax yaakaar naa tey ñu mel ni ndaw ñii di presse bi kese ñoom xool leen jéego yi ñuy seqi bu leen neexoon ñu ne ñun amuñu moyens yi dañu bàyyi yenn télé yi ñuy def lu ñuy def ay Sen TV ak affaire yooyu mais ñoom dañu engagé wu fas yéenee dabi télé yooyee kon ñun ñooñe ñii ni ñu takkoo ñoom fas yéenee dabi télé yooyee ñun noonu la ñu takkoo tey ba siège présidentiel de la république bee sax ñun am nañu njort lu kawe ne war nañ faa mën a teg suñu coordinateur bi kon Réfane jaaxaluñu billaahi wallaahi wa taalaahi Réfane jaaxaluñu xanaa kay li ñuy jaaxal mooy tey ñi nga xam ne ñoo dëkkee Réfane tey doon citoyen yi ñu xippiwaat seeni bët bu baax fas yéenee jël Réfane jëbal ko ndaw yoo xamante ne nii wax dëgg yàlla dinañ delloo Réfane ci boppam ñi ko moom waaw ndax Réfane tey ñi ko moom tey dañ cee war a jot téye ko ci seeni loxo di ko jariñoo li fiy njariñ ñu koy jariñoo ndax li fiy njariñ ñun ñoo ko moom te war naa mën a dépasser fi mu toll nii fi mu toll nii war na koo mën a dépasser kon nag ñi ngi xaabaabal dañuy tuubaat tey jéglu bu baax xëy na li ñu yéene yëpp xajut ci jataay bi ndax temps bi ñu may. waaye di nuyu sama mbokku jàngalekat yële nga xam ne ñu ngi ci robinet bi toog maa ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di wax ne rek man du ma guddal ndax tey bis bi du bésu wax bisu présenté la wax nit ñi ne leen fii la ñu jëm ñu xam fi ñu jëm parce que liggéey bi yàgg na yàgg nañ koy def yaakaar naa ku nekk ci commune bi 2014 ba léegi yaa ngi ñuy gis ci terrain bi fépp foo xamante ne nii askan bi am nañ jafe-jafe gis nga nu fa gis nga suñu taxawaay foofa. jamono jii nu toll nag dañoo jëm ci jamonoy xëccoo jamonoy tànn ñun kii lañu tànn muy Asiyat ñu bëgg askan bi tànn lañu ko pour ñu mën a jël Réfane yóbbu ko fa nga xamante ne nii mooy commune yi ñu tànn ci biir réew mi te am nañ yaakaar ne bu ñu àndee ak moom ànd liggéey loolu dinañ ko mën a am di wax na rek mairie du kenn nit moo koy liggéey du ñaari nit moo koy liggéey waaye commune aw askan ñoo koy liggéey ki leen jiite da leen di guider rek askan bi bu ñu d'accordul fa mu jëm du leen fa yóbbu kon parfois da ngay dégg ñuy wax ne leader bi yàq na commune bi waaye su ko yàqee dafa am ñu ko jàppale mu yàq commune bi kon ñun ci dëkk bi lañu dëkk ci commune bi lañu juddoo fi lañ defee lépp fi lañ jàngee fi lañ génnee di liggéey dellu si waat fi kon am nañu war nañoo delloo njukkal commune bi nga xamante ne nii mooy suñuy village natal looloo tax nag ñu bëgg a ànd ak askan bi teg ki nga xam ne mooy Asiyat donc tey journée de lancement la ñuy wan askan bi ne leen kii mooy suñu candidat ci élection yi ñu jëm nga xam ne ñu ngi ko war a amal le 23 janvier 2022 kon li ñu mën a wax rek ñépp di ko dégg mooy réew mi commune de Réfane am na candidat boo xamante ne nii soxla na mairie bi te dinañ ci def li ñu war a def lépp pour am ko waaye buñ ca yeggee lu yàlla def dañ koy nangu wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu rahmatullah mbokki commune de Réfane ñu leen di nuyu baax di leen jaajëfal baax di nuyu ñi fi teew ñëpp rawatina Asiyat mi nga xam ne moo ma invité ci jotaay bu am solo bi di nuyu tamit soxna yi jong may rafet yi fi teew di nuyu Baye Fall ak Modou ak Daouda Diak ak Moussa soxna Mbène ak Khady ak Yat bàyyi ñu kenn daal képp ak Assane ak Mbagne nga xam ne ñoo bokk PDS nekk ay karimiste di am mbégte bànn loolu teew fii ndaxte ñun suñu teewaay fii war upp kenn suñu xarit la suñu soppe la dañuy jokkoo téléphone maak moom guddi ak bëccëg te ñun Réfane moo ñu ñor lépp loo xam ne day doxal Réfane lépp loo xam ne day saafara jafe-jafe Réfane ku ñu ci war dañ lay wuy si
te élection yi ñëw nii du élection parti élection gox-goxaan la waa gox bi ñoo seet keneen doy te wóolu ko ñu jiital ko ci gox bi mu saafareen seen soxla seen jafe-jafe te commune bi li muy jànkoonte ku ne xam na ko ci problème wu courant beeg ndox beeg yëpp umpul kenn ku fi nekk kon bu ñu ma invité fii dinaa sawar pour ñëw ci di jaajëfal As baax a baax te la As xamal ne ñoo bokk daal ñoo bokk lépp te xamal askanu Refane politique du xeex du xuloo yéene wante jàmm la jëfalante jàmm te dañuy ñaari ngi da yàqab ànd kan ku ne war na ko moytu muy gantuloo mën ak teggi lu ñu mënul man ku may àndal ku ne may sàmm loolu ci ma gantuloo mën a def ak teggi lees mënta def loolu day yàqab ànd man ku ma àndal ku ne ma koy sóoraale asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu leen jaajëf bu baax auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwwata illa billahi aliyal azim mbokki jullit yi suñu mbokki bopp yi di waa Refane ñépp ñoo ngi leen di nuyu leen ziar di jël nuyoo bi teg ko ci loxool ñi nekk sama kanam rawatina soxna yi nga xam ne ndeysaan dañoo déplacé wu fi sori ndax suñu jëm ju xew ji donc yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu leen ziar jox ku nekk ci yéen wàccuwaayam di nuyu également ñii nga xam ne ni ñoo nekk ci présidium bi di tàmbalee ci Assane Faye male dëkk Ndiondiom di ku baax di ku yaatu ñu ànd di liggéey ay at ba tey jii di nuyu sama mag Maysa Sarr di ko béral nuyuwam di ko wax mention spéciale très franchement bi ma la gisee li nekk ci man mbégte ak kontante mën ma koo natt ndaxte bokkuñu parti mais malgré tout cela dangaa jéggi barrière yooyu yépp ñëw teewal ñu waxtaan si ak ñun donc Maysa ñoo ngi lay siyaare bu baax a baax di jox sa wàccuwaay di kontaan ci yow di nuyu également suñu Baay Faal bi nekk Modou Faye dëkk Fecca Mbaa Faye bi ñu xamantee yàggul mais wax dëgg yàlla xamante naa ak nit lu mat ñeent fukki at mais li ma xam ci moom mii ci mbaax xaw ma ko ci kooka gis ci moom Baay Faal dëgg gis ci moom ku dëggu te yaakaar naa ni ku ànd ak ñu mel ni moom gor ngay war a doon ànd ak ñoom dem ba jeex rus naa ku mel ni moom mii jiital ma am lu may ragal rus naa également ku mel ni moom mii jiital ma bañ a engagé wu dem ba jeex donc Modou maa ngi lay ziar bu baax a baax di kontaan ci yow di nuyu également mon frère Daouda Diag Ndiageen Ndarab li nekk ci Modou moom lay wax ci moom daf ko bañ ba yu bari ba ñu ciy dugg daf ma naan dama koy bàyyi ak yéen ndax man doomu daara laa mais nag jàppal ne fi ñu toll ni jamono yii doomu daara ji ak doomu école bi ñëpp benn lañu Daouda taalibe gi mu gis ci Modou effectivement moom laa gis ci yow donc maa ngi lay sant di la gërëm di kontaan ci teewaay bi di la wax masa coono parce que c'est pas évident macha allah Moussa Lo taalibe Cheikh dëkk réew Mawo nit la koo xamee ni fu mu ma fekk dal may yokk damay conseiller ba dama toog nii mun may conseiller di ku engagé wu maa ko mag ci at mais dama xam ne moo mag fuuf ci xel soo gisee toogaay beeg ay kaddoom rek nga xam ne alhamdulilahi rabbil alamin Moussa laf cat
la teeñ ju Bawol mbenn waaw da ngaa fàtte rek mais tur boobu maa la ko joxoon ba ñu naan laa Linguère ma ne Linguère du fii Linguère Waalo la fii Bawol la amuñu complexe nekk Bawol donc ku fi nekk jigéen nangoo liggéey am fit bëgg sab dëkk avancé donc titre ba ñu jox Linguère ba ca Waalo titre boobu lañ lay jox yow jigéen gi ci Bawol su boobaa dañ la teeñ ji Bawol donc mbenn yaay teeñ mon frère mon maître Jibi Ndaw dama dem ba ci biir ma jaaxal trop ndax mosuma laa gis nga engagé wu politiquement mais depuis 3 ans dama gis ci yow ab constance gis ci yow ab bëgg réew mi gis également jàppale gi nga may jàppale saa yu ma demee bay tiit wala may découragé effectivement yaa may fit donc soo gisee tiit wala découragé maanaam comportement politicien yi moo tax ñuy tiit découragé man Ass Yadd dëgg la maa ngi réew mi mais duma politicien damaa xam rek ne soo bëggee sa dëkk développé il faut nga investir am ci parti boobu ak dem xeexi pour am loo amee foofa indi ko fa nga dëkk mais man duma politicien parce que li ñu gis ci politiciens yi mooy manipulation mooy naxe mbay mooy wor mooy naafeq mooy wax loo xam ne ni gëmuloo ko duma dugg ci loolu duma mës a toog di diggee te la may diggee mënuma ko donc loolu li tax may découragé ci politique loolu la ndax politiciens yi souvent dañuy dem ba ci biir sax am fu ñu leen feetale mais man li ma gëm mooy politique bii may def te philosophe bu mag ba ñuy wax Aristote joxe définition bi man politique boobu laa gëm mooy lan mooy ni ngay def ba sa dëkk avancé man ci loolu laa nekk depuis année 90 yi ba 2021 je pense que ñee toog fale mën nañ maa seede te sama bibliographie bi Aliou Diop def léegi firndeel na ko mais pas politique boo xam ne en tout cas da ngay naxe wala da ngay def loo xam ne gëmuloo ko je n'aime pas mbokk yi maa ngi leen di nuyuwaat di wax ne ay weer a ngi nii jot naa appel bu nekk kilifa diine woo na ma femmes yi bëgg développement woo nañu ma étudiants yi woo nañu ma imam yi woo nañu ma même ñi def politique sax woo nañu ma bi ma leen woyoo ñu ne ñu bu ñu sañoon dey nga porté wu candidat pour maire bu Réfane nit nag am na fu muy toll day jël jëmam ju ndaw joojee teg ko fale ndax intérêt dëkkam dama ne Réfane jaral na ma ñu xas ma Réfane jaral na ma ñu dóor ma Réfane jaral na ma ñu ngañ ma mais sama jëm ji très franchement duma ko teg ci dara ci kanam mais Réfane à chaque fois moom laa teg ci kanam donc bi ma ñooñu wooxee woote ba daa am fu ñu ko teg di ñëw gis ne jafe-jafe yi bari na lool bu ñu waxee loolu yaakaar naa ne bu ñu defee ab liste rek xaw ko càmbar tuuti di ngeen comprendre
premier jafe-jafe bu Réfane mooy mbirum wér-gi-yaram man moom loolu def maa ñor lool maanaam nit day tawat bu sérieux war a faju mu yeex ba yàlla def la gën nit day tawat boo xamee day dépassé poste de santé war a dem hôpital balaa muy egg mu jeex nit day tawat dem hôpital muy Bambey muy Xombol nekk fa di jënd ay ordonnance ba jeexal takk di fa jënd añ ak reer ak ndekki mu metti lool ci moom man dama ne Réfane war naa mën a am ab centre de santé bu ñu ko jombale suñu bopp mën naa nekk li ma bañ mooy toog ne Réfane war naa maa doon Paris waa Réfane gëmuñu ne mën nañoo nekk Paris su ma demee Fuuta ab dëkk bu ñuy wax Agnam à 5 kilomètres de Agnam beneen dëkk mu nga fa dama fay tur bi fa laa nekkoon daaw baccalauréat Agnam seen hôpital ba ay milliards ak ay milliards lañ ko tabaxee beneen dëkk ba nekk côté 5 kilomètres wala matu ko ay milliards lañ ko tabaxee donc mënumaa gëm ñu nekk Réfane fii naan non comme dëkk sangam am na hôpital dëkk bii moo du mën a am hôpital dama wax ay genre pyramide sanitaire gëwuma loolu donc Réfane gi ñu nekk nii dañoo war a mën a faj coonooy wér-gi-yaram te li ñu koy fajee nag du len lu dul waa municipalité bu Réfane mooy mairie bi impliqué wu ji ba jeex takk man as dama gëm ne su ma nekkoon tey maire bu Réfane du soxla waa Réfane di financer seen bopp hôpital je le jure mën naa ko te xam naa fi may jaar pour def ko. su vous applaudissement waay loolu am na solo trop. c'est l'occasion pour man ma nuyu solennellement diaspora bu Réfane nekk bitim réew muy Italie di États-Unis di France di Gabon di Côte d'Ivoire di Argentine di Brésil di Espagne di Grèce di Turquie maanaam li tax ma leen nuyu solennellement mooy que ni booba ba léegi depuis ñeenti at ñoom ñoo bëgg a jël effectivement hôpital boobu en charge mu metti lool ci ñoom ndax crise mondiale nit ki doo bëgg a yóbbante sa kër di am looy fàq sa salaire également di ko cotiser pour hôpital boo xam ne nii day jël presque 1 milliard waaye daf koy ëpp donc la diaspora sénégalaise rawatina bu Réfane bi nekk bitim réew maa ngi jël seen nuyoo teg ko ci loxool mon camarade mon frère très engagé di Ibrahima Ndour bopp maa ngi lay jaar baax a baax. bu ñu jógee foofu maa ngi masawu coono askanu réew Maawo di masawu coono yenn koñ yi nekk biir Colla biir Pey Sindiane ñañaar njanjaar même bu ñu bëggul commune njojoom mbos ak feneen waa Fudaay fàttewuma leen seen jafe-jafe ndox wallahi dëgg naa ko bu yàgg metti na ma lool waa boox mbaa fay njarnu ndeysaan dañoo am jafe-jafe ndox ba dañoo obligé cotiser këroo kër pour gasab forage boo xam ne ni met na 15 millions de francs CFA instant bi ñuy wax ak yéen nii ba tey amaguñu château d'eau te pourtant war naa mën a nekk donc maa ngi masawu coonu askan boobu yépp nekkay at
di takk seeni fas di ñëw fii di wat di roog di woot di root si waa réew Maodo fàttewuma leen ndax seen forage booba depuis 2015 la ñoo ngi 2021 maanaam juróom benni at ba tey jii kenn joxewul solution dégg naa nag ci ginnaaw péage bi bu ñu fa bën xam naa file 4 mois li gën a bari des na ko inauguré pour préparer élection locale incha allah donc coono boobu di coonoy ndox waa Réfane dañu ko yëg bu baax a baax a baax ba effectivement indiwoon na fi ay coow yu bëree bëri mais alhamdulilahi rabbil alamin ba suñu gor ñi suñu xeexkat yi xeex nañu ba forage bi ba ñu am barikas néew ak bu nderab des ñuy loxo ndax bu ñu xawoon yox yoxi tuuti nii fekk la am tubaatuul la am ndàngalma la am feneen ak feneen am fii ci Réfane muy ak waa teg jël suñu forage alhamdulilah ba Réfane dans sa globalité ñun ñëpp ñu xeex ba ak waa teg jëlu ko peut-être li des ci loolu mooy ban solution la ñuy war a mën a teg pour coonoy ndox bi jeex Réfane te effectivement war naa mën a jeex fileeg juróomi weer bu dee ni gëm nañu Réfane lan moo ko jeexal duñ ci xaar état ñun daa am lu ñu moomal suñu bopp instant bi ci banque yi te pourtant démarche bu ndaw a ndaw la ñuy def pour loolu ñëw mettre na 80 et quelques millions plus lu ñu yoree fii muy 100 et quelques millions mën nañ cee utal waa boox ab château d'eau mën nañ cee également gas beneen forage fii ci Réfane su ko defee ñu def benn genre link en tous les forages de Réfane coonoy ndox jeex takk donc ñun soxlawuñu état pour mu fajal ñu suñu coonoy ndox mais ñun waa Réfane mën nañu koo faj mais ci dal lu bëree bëri bu ci politique impliqué woo day yàqu ndax li ñu seetlu mooy que ni li dàq séparé ay xol ci jamono ju ñuy dund nii mooy politique ak xaalis donc nañ jéem a lijjanti loolu pour dépasser ko effectivement ñu ngi ci ay jéego yooyu te am nañu yaakaar ne avec implication ñi fi nekk coow loolu dina jeex bu baax a baax incha allah bu ñu jógee foofu saret yaa ngi yii di ma romb di daw Kaba Réfane Jakarta yi di ma romb daw Kaba Réfane ak kalandoo yi lu ko waral ndaxte Ndakaaru la mu doon joxe la mu doon may ci koom amatu fa góor yàlla yi ndeysaan dañu dul li ñu mën mooy wëñëkuwaat ñëw fii ci dëkk bi ñu juddoo jéem fa set pexe effectivement pexe yaa ngi nii ndax am nañu ay fasakay saret di liggéey mais man tëgguma loolu solution bu ma gëm ci loolu mooy que ni yàgg naa ko wax te dama koy waxaat ndax def naa expérience bi te amoon naa ci effectivement gain de cause mooy yàlla bu dogaloon tey ba ñu nekk fii ci mairie bu Réfane su boobaa il suffit tout simplement ñu jël lu met nu 3 millions de francs CFA jël lu met 900 jeunes mooy juróom-ñeenti téeméeri góor ak ay jigéen defal leen ay GIE mooy groupement d'intérêt économique nekkul 900 yi ngay boole def ko GIE loolu amul fenn mais di ngay jël 900 yi diviser ko par 30 effectivement di nga am 30 GIE su ma juumul calcul man nag damaa yàgg a bañ calcul de mathématique moom DDF rek laa doon génne am 0,75. noonu la 30 fois 30 90. bac laa ci góorgóorlu am 7. donc 30 GIE en tant que mairie bu Réfane da ngay dem ci crédit yi ay crédit mutuel ay PAMECAS ngeen baal ma ci publicité bi la presse su boobaa yow sa crédibilité
en tant qu'institution war na laa mën a permettre 30 GIE yu boobu bu ci nekk am financement chaque jeune ci biir GIE bi war naa mën a am minimum 600 000 francs bilaay wallaay mën na nekk. léegi je l'ai fait l'expérience effectivement tu l'as vécu avec moi donc chaque jeune 600 000 jeune bi 600 000 pour 6 mois bu jëlee lu mel ni fas wala nag defar ko en 3 mois daf koy jaayi dina defar ko en 3 mois jaayi ko donc ci 6 mois yi jàppal ne jeune boobu war naa am minimum 300 000 francs wala 250 000 francs bénéfice dina rembourser am 250 000 francs bénéfice malheureusement ce n'est pas le cas donc yow boo amee 900 jeunes nga dawal ak ñoom 2 ans maa ngi ci mandat 5 ans bi de jëlaat beneen encore corps bu 30 encore dawal ak ñoom 2 ans mandat 5 ans bi day des 1 an donc yow di nga financer 1800 parce que 900 plus 900 la muy juney góor yàlla ak ay jigéen ak juróom-ñetti téeméer ci 1 an boobu li koy teree manqué mat 2000 mooy ñaari junni bariwul 200 personnes la donc 2000 personnes ay jigéen ak ay góor à travers GIE yooyu ma jox nii amay seen financement mën na tax ñoom ñëpp ñu am autonomie financière maanaam demal seen bopp bañ a waakiilu ci banque loolu également je pense que ab solution la pour faj problème mu emploi de la jeunesse fii ci Réfane mais également emploi di wut mu métti lool loolu incha allahu rabbi li ñuy ñaan yàlla bu amee dinañ ci indi solution ndax mën naa nekk. bu ma ñëwee ci état civil bu Réfane mooy ñi soxla ay extrait ay résidence ay certificat de mariage Réfane rek laa gis fii Sénégal ñu koy defaree benn 500 man de fi ma xam fépp jaar fa di tàmbalee Bonkonto jaar Saare Koli Sale dem ba Kunkaane wàcc Vélingara dem Patim Kuta Pakaan Ooti Gulumbu laali Tambacounda wàcc Koupentoum ñëw ba Mbirikilaan Wiiri ñëw Kayel Mbakke Ngaabu Diourbel Bambey ndangal ma fépp 300 francs la ñu koy defaree donc il faut que ñu jéem a yërëm population bu Réfane ndax téeméer yi ñuy génne pour seen extrait doom pour ay certificat de résidence bi nga xam ne dañu koy mayee fépp ba mu des fii dañoo bëgg loolu effectivement mu saafarawu te mën naa nekk. ñaari at a ngi nii daaw ak ren ñoo ngi gis ñuy organiser ay audience foraine di ay juney doomu adama fii ci Réfane seeni kayit yàqu dëgg la jàmbaar lañu ndax daaw am na benn corte bu ñu génne ren jii également ñu ngi ci mais solution bi nga xam ne nii moo fi nekk solution définitive coowal kayit bu réer jeex fi mooy nañu ko jéem a informatiser mën naa nekk pourquoi parce que fee ma nekk day boo soxlaa extrait da ngay bind sa tur ak numéro bi joxe 300 boo ñëwaatee ñu tapé machine bi ne la am muy loo xam ne kenn bindu ca bu dul signature du maire donc nañ jéem a xool également solution ci loolu. alors bi waa réew mi ñëpp rawatina waa Réfane kilifa diine yi kilifa aada yi maa ngi nuyu au passage jawriñu daara yëpp di jaale également au passage al imam Alioune Dione yàlla na ko yàlla yóbbu janturu firdawsi bi jaahi nabil Mustafa ak jàmbaar yi facteur ja di yaa oustaz Abdoulaye Faye ku baax ci Réfane yàlla na ko yàlla yóbbu janturu firdawsi donc bi ma imam yi yu bari pas ñoom ñëpp kilifa diine yi jeunesse bi jigéenu mbootaay yi même parti politique yi nga xam ne bokkuñu parti
biñ ma wooxee ni ma As dañoo bëgg nga présenté wu ndaxte dañoo am yaakaar ni coono yi am Refane war nga ko mën a faj donc man As Yade moomatuma sama bopp li ma war mooy ma nangul leen ko à partir d'aujourd'hui damay déclarer solennellement sama candidature ci candidat yi mairie bu Refane. tàccul leen ko bu baax a baax waay tàccul leen ko bu baax a baax monsieur As Yade candidat aux élections municipales de Refane sous les couleurs du Rewmi orange. Voilà, très bien. Donc bañ a peut-être vexé suñu mbokk yi nga xam ne nii dañoo am ay parti politique nekk fii ci Refane di waa opposition di waa pouvoir moo tax ma ne damay déclarer sama candidature à la candidature pour la mairie de Refane ndaxte benn parti politique mën da gagner fii élection ci Refane il faut coalition am maa ngi talal sama loxo waa opposition bu Refane je pense que su ma ne PDS ne Pastef ne ANDN bu ndaw si Aïda Mbodj ni waa également waa pouvoir bi ñu fi nekk instant bi maa ngi leen di talal loxo yéen ñépp ngeen ñëw topp sama ginnaaw ñu faj coono askan bi waaw ki gëmul dara nan kii il rêve ou bien cela est de l'utopie lu mësul am Refane effectivement man na fi am mooy ñëpp àndandoo ak man ne ma élection du am mais nag duñ koy formaliser Refane plébiscitement ma nekk le maire de Refane incha allahu rabi en janvier 2022. du ma nekk wala boog ñaanu maa nekk le maire de Refane pour le simple plaisir de nekk le maire de Refane maanaam nekk ab maire yow kot ngay doxal taxulam réew développé il faut population bi ñëpp jàpp ci rawatina acteur développement yi man je ne parle pas de politicien bu caaxaan jeexee sama gars yi yéen waa réew mi ak ñi fas yéene ànd ak ñoom su ma si ñoom sur les 52 xam nga 56 conseillers bi Refane war a am li ci ëpp lépp du doon ay politiciens soxlawuma liste 100% politiciens loolu su amee liggéey du am pourquoi parce que duñ la ñemee wax dëgg mais damay soxla dëkk bu ci nekk am fa ay gens pétris de talent am fit xaalis du leen tax a wax dëgg ñooñu nga am leen comme ay conseiller boo jadee joxoñ la baaram na lii waroo ko def mais am 56 conseillers ñëpp di ay politiciens ànd ak yow su boobaa lu la neex dañ koy def kenn ci ñoom du am fit du am fula du am faydaaj wax la dëgg man soxla ma liste boobu pour mu leer. Merci bonus. Voilà, très bien. ci biir programme bu ndaw a ndaw boobu ma résumé parce que programme dañu koy tënk dañu koy def dañuy xalaat bu baax a baax génne ko li may wax nii c'est très ramassé donc tey jii bu ñu yàlla defoon tey le maire de Refane je déclare solennellement VAR mu ngi fi de à chaque fois damay wax les politiciens nañu moytu VAR ndax loo waxoon bu subaa gannaaw suba
gars yi ñëw ne la ah yaa waxoon lii kat ak tey li nga def am na différence maanaam politique bu njëkk ba dafa yomboon lool ndax booba VAR amut mais léegi lépp a jafe ndax VAR bi donc ana VAR dama ne incha allahu rabbi su ma yàlla defee maire population bu Réfane bi yàlla dogal ñu fal ma je dis bien salaire du maire duma ko laal incha allah je le dis solennellement lu ma gëm la lu ko waral la ma am bari kas néew maa ngi cay góorgóorlu di ki def la ma cay def ak sama njaboot ñu koy dundee donc su ma ci bëggee yokk ab double salaire dans ce cas cumul bi gars yi bañ loolu da koy dëggal donc man Ass Yade su ma nekkee maire de Réfane je ne toucherai pas à mon salaire dama koy delloo ci askan bi incha allahu rabi. bon du ma taxaw nag nan premier adjoint deuxième adjoint na ngeen def ni man ndaxte kat ku liggéey dañ laa war a fay donc nekk ma seen mbir xol mais man en tant que Ass du ma ko nangu ndaxte la ma état bay jox bari kës néew maa ngi ciy sant yàlla pourquoi parce que fukki at ak juróom-benn maa ngi liggéey te wax dëgg yàlla mosuma laal xaalisu état budul li ma liggéey. dama ne la may béy njaañ fa laa jógee léegi 1 heure laa wàcc mais ñëw sax gars yi dañu maa mere quoi ndaxte dama war na béy gerte ji gerte ndeysaan liggéey bi téye ma ba ma fàtte koo def foog ne fi lekk 1 semaine wala 2 semaines lay taw affaire bett ma rek taw bakk dem xaw ma dem ci guddi donc di ma obligé tey ma xëy texi ca laa nekk di dóor waar ba 13 heures la may béy di ko dunde ak li may sàmme sama kër di ko jaay ak li may am bari kës néew ci état bi doy na ma sëkk donc encore une fois damay inviter tous les partis politiques en l'occurrence l'opposition ndaxte kat daa amoon fu ñu ma taxaw woon te élection yi ba mu passé ba léegi santaguma leen officiellement gërëmaguma leen officiellement tey c'est l'occasion pour ma sant bu baax a baax waa opposition bu Réfane pourquoi parce que ba sama bët xonqee ma xool gauche xool droite kenn jàppalewu ma ñoom ñoo ànd ak man ba keroog ca élection présidentielle ba heure bi neew nañu wiiw la coalition Idy 2019 donc ñooñu duñ la ji ngor googu def loolu ci yow nga am bés bu toll nii nga bañ leen a sant gërëm leen officiellement pourquoi parce que tout va faire actuellement le tour du monde non parce que attention l'internet est un génie plus particulièrement les réseaux sociaux Facebook WhatsApp Instagram etc Twitter donc l'opposition de Réfane maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen tendre la main ni ma koy tendre également le pouvoir nañ ñëw jàppale ma dama gëm ne léegi la ñëpp a bëgg ah Réfane développé mais ñi fi nekk ils ont fait leur 7 ans bu ma doon wax tey historiquement parlant j'allais dire que dañoo atteindre seen apogée nag boo ko atteindre doo ko passé mukk donc dootuñu def lu raw lu ñu fi def donc nañu yaatal ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi topp ci ginnaaw jëm bi ndaw ji di man Ass Yade ñu liggéeyandoo donc maa ngi bëgg a guddal te la presse est là devant moi Réfane TV maa ngi leen di nuyu leen char di kontaan ci yéen bu baax a baax Serigne Diop maa ngi lay ziare maa ngi ziare également waa Laman TV sama doomu ndey Modou Fall maa ngi lay ziar bu baax di kontaan waa BMP Bawol Media Production su ma tegee nuyoo bi ci El Hadj
yaakaar naa matal na lépp élage lu ma wax xam nga en tout cas sois courageux yaa ngi ci yoon yàlla na ya def xewal waa Ndereb TV kontaan naa dañu ne teel a ñëw 3 heures ngeen ñëw te la ngeen bëggoon daan ko defal mooy su ma paree rek bépp question bu nga xalaat laaj leen ma ko naa ko tontu chaîne télévision yi ñen ñi xeeb yal na ko yàlla def ay télévision internationale gëm leen seen bopp doomu Refane dara jomb ko loo jéem man ko il faut être entrepreneur gëm leen ko dem leen ci te gëm naa ne insha allahu rabbi d'ici peu day gën a neex donc kaddu gaa ngi noonu bu ngeen amee ay laaj yu ngeen may laaj bu amul nag yaakaar naa ne mën nañoo bàyyi jotaay bi donc ñoo ngi sant encore une fois di leen gërëm jërë ngeen jëf. waa Ndereb TV maa ngi nuyu di leen jaar di wax ne man sama concept mooy la politique autrement maanaam politique ci beneen anam. yaakaar naa ne sama début propos waxoon naa ko ne woon naa ne politiciens yi maanaam seen comportement seen nekkin seen jëfin tax na ndaw sa démb baraki démb fale à l'Assemblée dem na Sénégal tampi politiciens yi maanaam dañoo sonn ci politiciens yi donc Mame Diarra Fam femme donc ñun ab jeunesse lañu on doit révolutionner les choses dañ ko war a soppi changer ko je profite de l'occasion pour tendre la main à la jeunesse de Refane parce que dañuy contribuer activement en tout cas à l'électorat de Refane et les femmes donc sama politique mooy la politique autrement je pense que ba may def politique ba léegi dégg ngeen benn yoon ma saaga nit dégg ngeen benn yoon ma saaga ma xas nit dëgg ngeen benn yoon ma dénigrer nit loolu dañ ko war a soppi dañ ko war a changer def politique développement maanaam wane ay jéego yoo xam ne ku fa jaar avancement am dama ne soo demee France en 38 ans la Macron nekk président France moo ëpp Sénégal fuuf booy bu ndaw a ndaw yor ko mu dem te man yaakaar naa ne laq naa 40 ans yi bu yàgg waxuma la Refane de wallahi Sénégal ku ma ko jox li fi gars yi def mën naa lu ko raw fuuf xam nga tax damay copier modèle développement yi nekk ci yeneen pays mais du ma toog naan damay neexal président wala damay neexal état nangam damay def gëm sa bopp liggéey gëm sama bopp waaw donc loolu mooy sama réponse par rapport à cela quoi. du question bu pertinente waaye def maa woo téléphone ne ma sa waay tey ngaa xaar ba léegi waa réew mi baa may waxuñu dara yow As Yad rek yaa déclaré sa candidature au niveau du département de Bambey tey ngaa xaar ma ne ko déedéet xaaruma kenn man mi tënkuwuma ci mouvance présidentielle pour doxal la may doxal tënkuwuma ci Idrissa pour doxal la may doxal xam nga ci lan laa tënku mooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak jigéen ñi ak jeunesse bi soxla ma nangul leen moo tax ma ne à partir d'aujourd'hui maay seen jàmm man kese mënuma ko réew mi kese mënu ko ku ma jàppale ma jël damay profité pour masawu coono ndeysaan waa Ndiogon waa Ndundur ba léegi seen courant ba doxul di masawu coono waa Cola dama jógee Mbacké dama ko wax sax ci kaw wax wàcc péage bi ndax loolu kenn du ko wax ca pont ba laa wàcc nawet septembre bii passé fekk ma jógee Agnam jaar Mbacké ñëw guddee wàcc ca pont ba réer
may jéem kii tuuti nan di meresté ku ndànk te mu ne rek dugg ci biir silon bi dugg ci silon bi mu métti lool. dama ne sax c'est l'occasion pour ñu waxaale waaree fan que ni ñun nag mënuñu ko de budget mairie mënul defar ab bërëtal mënul defar ab tali mais nag le maire a une voix officielle maanaam yow rek ci dëkk bi sa kàddu la ñuy déglu ci kaw war nañu mën a am ab bërëtal di ma koy lancé waaye en tout cas un appel au maire actuel maanaam dëgg naa ne am na benn projet kii bu ñu lancé pour bitumage Réfane Kaba su ma si ñoon dañu koy wiireel mu fële ji fële ca côté mbootal diggante ñaañaar ak colla su boobaa war nañoo mën a wàcce foofa benn genre descente pour waa Réfane bu ñu bëggatee dem wala ñu bëgg a dikk wala boog bu dee ni dem rek mooy mën a nekk ndax dem bi fii la su boobaa ñu fay jaar pour dem Dakar donc waa Ndiogu woon waa Cola bu ma waxee péage bi ba mu fa wàccee di dox ndànk wuti sama kër la tàmbalee entrée Cola yoon ba ma jaar ba sorti Cola amul benn lampe bu takk ci mbedd yi dëkk bi ne këriis ma ne waa ñii xanaa bokkuñu mu metti ma lool. après loolu tax ma am benn idée xam la mooy idée bi chinois yi bi ñuy tabax péage bii amoon na benn carrière bu ñu gasoon bu yaatu dañoo fayoon seen ni borom xaalis carrière ba mu nga fa ba léegi xar yu dee yeeg nag yeeg mbalit lañ fay tuur su ma nekkoon tey le maire de Réfane damay dem au niveau du ministère des mines ndax ñoom ñoo yor ab ébirum carrière ma lijjanti kayit boo xam ne dina tax ñu continuer di exploiter carrière boobee su ko defee au lieu camion suuf di jar 65000 xam naa sëñ Mbacke bu ma déggee dina ma indi jafe-jafe jar 65000 ça va coûter maximum juróomi junni 20000 francs ki moom camion biy daw lu métti 1 kilomètre wala 500 mètres moo koy moom 5000 bi day dellu si ci biir mairie bu Colla mairie bu Réfane su ko defee. li ñuy wax la RSE responsabilité sociétale d'entreprise maanaam su boobaa ñaay chargé wu exploité mine boobu bala boog carrière boobu dañu jël xaalis bi daloo ko ay koñ yu mel ni Colla électrifié ko bu ko defee mbed yi leer nañ mais également benn genre raana war na mën a génne parce que foofu daa bari suuf ok. am naa yaakaar ne dañu ma koy nangul parce que nag attention de waa réew mi yabuñu ma de sama diggante ak yàlla maa nga ca biir cadre réew mi. mais saa yi bu waxee la may wax dañu koy partager partout donc gëm naa ne waa réew mi dañu ma koy nangul. waaw comme ni nga ko waxee rek maam li ñuy wax ay genre voirie yu mel noonu wala boog ay tali ay ndox nekkul compétence transférée bu collectivité locale bii je comprends maanaam bu amee jafe-jafe yi courant mairie bi. maanaam courant poto daanu lu mel noonu nekkul moo ko lijjanti ñoo ko fa def waa Senelec ñoo koy toppatoo ndox même chose mais mairie bu amee ay fonds su ko neexee mu defar waxuma la ay forage mais ay tali sax ci biir dëkk bi su amee fonds donc même si on dañ ne politique autrement peut-être ñi fi nekk naan liiru seen compétence c'est parce que ils n'ont pas les moyens mais ku am say moyens su la neexee waxuma la tali mais bu la neexee xëj courant def ko fu la neex ay lampadaire ak yu demee noonu donc ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di sant encore une fois ñi man nekkal ci taabal ji seen liggéey rafet na masa coono ji bi ndaw Aliou Diop yéen ñaar ñi nga xam ne yéen a chargé wu organisation parce que tey lu fi jàgg yéen a tax mu jàgg donc sant naa leen gërëm leen daaw di jàgg Modou Assane sant nañ leen yéen ñëpp leen ñaanal jàmm wasalaam